téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb ña dëkkee ca Gueule Tapée nag ñeel coowal marché la nga xam ne moom moo fa nekk ñu ni mel nag xam ne rek ne daañu yóbbu mbir mi fa mbaxane doone benn ndax jàpp nañ ne ay lënt-lënt dafa am ci mbir mu ni mel ci contrat bi nga xam ne moom moo dox ci entreprise ba nga xam ne moom moo koy defar ak itam jiit bu bokk moomeel ba daañu wax ci leneen ñeel coowal politique niki tey ji ci suba boobu ak léegi yéen a ngi dégg kàddu yi nga xam ne Souleymane Jules Diop daal dina ko yëkkati ci janoo mag Babacar Fall ci grand jury di xam rek ne Macky Sall ak Khalifa Sall réeroowuñu benn yoon ñu ngi gisante di wax loo xamante ni nees mu ne su ko yëg ci yooyu la jamono itam taxawu Sénégal di weddi lu ni mel ba mu set ti sàkku rek ne askan wi bu ñu bàyyi xel kàddu yooyee nga xam ne Souleymane Jules Diop daal dina ko yëkkati bu ñu sukkandikoo ci Moussa Taye mi yor kàddu gi nag ci ab bataaxal woo xamante ni daal na koy fësal ci yële jotaayi xibaar itam daañu wax ci nappkat ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Kayar wàccoon ca mbedd ya li ñuy sàkku moom moo di ñu daal di dakkal bateau de pêche yi nga xam ne ñu ngi jugee ci réew bu tugal te itam di ñëw ci waax yi ngir rek daal di fi nappee ndax ñoom ci seen bopp njort nañ ne lu ni mel moom moo tax ndaw yi di jël yoonu tugal ngir utali fa nga xam ne moom moo di ca Espagne mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxee lu tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb njën dëkkee ca Gueule Tapée nag ñu ngi wax ba tey ci marché wa nga xam ne moom moo fa nekk di ñu xamle moom moo di ay lënt-lënt dafa am ci contrat wi nga xam ne jiit bu bokk moomeel ba ak itam entreprise wi nga xam ne moom mooy tabax woowule marché dafa am leneen itam loo xamante ni sonal na leen te itam ne fa combay di saltel yi ak itam ñàkkub kaaraange wa nga xam ne moom moo fa am ak itam bisandooy doxantu woon nañ ngir daal di teewee ndaje ba ñu amaloon. collectif bu population bu Gueule Tapée li ñu bëgg mooy marché ba ñu teg ci kaw canal bi maire bi gaaw jëlee ko fa. canal bi déjà dangereux avant ñu tegal ñu fa ay comme ay restauratrices yu fay togg ak gaz bi ak yëpp chaque jour bu ñu xëyee ñu ngi xalaat dara am fa wala dara donc loolu benn point la. on a un problème d'insécurité suñu cité bi dafa calme on n'a pas eu de problème mais léegi nag depuis marché bi am le problème qu'on a agresseurs yi dañuy dugg ci foofu. et en plus amuñu ay toilettes seen marché bi dañuy ñëw ba suñu biir kër yi ci marché nit ku ñëw di la ñaan sa kër tam mayuloo ko ni mu lay meree di nga xam ne dañoo amoon ñu ay jàmm dañuy ñëw suñu kër ñu ñaan on est obligé na pas duñu mun xam ne ñu def ak ñoom parce que marché bi amul toilette donc yooyu yëpp ay manquement yoo xamante ne war nañ ko avant ñu tëj marché bi ba nga xam ne duñu impacté. bu weesoo jafe-jafe yi mu leen di jural collectif bi jàpp ne contrat bi dox diggante maire bi ak entreprise bi yor liggéey bi am na lu si waroo ak yoon lii ak leneen tax collectif bi fas yéene saisir justice bi. suñu maire dafa signé benn contrat ak benn entrepreneur boo xam ne ñu ngi ko tuddee Crédit Building. donc loolu nag population yi seen bopp. ñoom ñoo gisal seen bopp contrat bi càmbar ko gis ci la ca nekk mu doy waar. ñu interpellé ñu ci ñun ñi nga xam ne aussi ay conseillers lañu te waroon leen fa toogal te ñun yëguñu woon ne sax contrat boobu maire signé nañu ndax kat ñun gisoon nañ ne marché bi màgget na dëgg la gisoon nañ ne marché bi war nañ ko defar dëgg la mais li ci gën a garaaw mooy ba mu ko defee ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw yi ko waroon jox sañ-sañ bi te conseil municipal bi nga xam ne nag moo yor mbir mi dëgg joxu ko ci sañ-sañ mooy saisir la justice. ci fàttali marché Gueule Tapée boobu ñu ngi ko tojoon ci juillet dernier war ko tabaxaat. moom nag mu ngi toll ci 5000 mètres carrés. ñu àddu ci lu soxal langue politique bi fii ci réew bu Sénégal Khalifa Sall ak Macky Sall ñu ngi gisante nag di wax loo xamante ni mu ne su ko dégg jamono yi du samay kàddu ki ko xamle du Souleymane Jules Diop ginnaaw janoom ak Babacar Fall gis ngeen ko noonu ci li nga xam ne moom moo di grand jury la fa tukkee ci wowle daje daañu leen ko digtal ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab ci yooyu la jamono itam taxawu Sénégal daal di weddi kàddu yooyee nga xam ne Souleymane Jules Diop daal dina ko yëkkati ba mu set wecc te itam di sàkku ci askan wi ñu bañ a bàyyi xel ci kàddu yooyu nga xam ne yëkkati na ko ginnaaw ab bataaxal woo xamante ni daal nañ koy fësal jaarale ko ci kookee nga xam ne moom moo yor seen kàddu di Moussa Taye
mbokk yi ñu wéyal xibaar yi wax ci loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñuy door yële jotaayu xibaar nappkat ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Kayar mer ba futtu la ñu def di sàkku rek ci nguur bu Sénégal mu daal di dakkal lépp loo xamante ni xaatim na ko ba yenn ci ay bateau de pêche yoo xamante ni ñu ngay jóge ci réew bu tugal ñëw fii ci waax yi di fi nappee ndax jàpp nañ ne lu ni mel moom moo tax ndaw yi di jël mbëkk mi di wutali réewum tugal ñu teewlu Cheikh Anta Diop ak Seylatir mi nga xam ne teewoon nañu doxu ñaxtu wi nga xam ne nappkat yooyee ñu ngi ko doon amal. Kayaar ñëpp soloon ñu xonk wàcc ci tefes gi nappkat yi jigéen ñi coppali jën yi baari njinn yi ba si sax ñiy neerwaan si ñoom ñëpp taxaw ci tefes gi ànd ak mool yi di fësal seen naxar ci géej gi nee nañ jamono yi liñ fiy gis dalul xel. réew mi ci boppam jën la ñuy dunde boo seetloo tey trottoir Sénégal di nga gis mool yëpp génn nañu ndax lan lu mat juróom-ñaari weer gisuñu jën bata yooyu dañu wax ni dañu leen a may ay accord de pêche nu am espèce yoo xam ni ñoom lañu wax ni moom lañ leen may mais dañu leen a may 45% yoo xamante ni jën wu leen neex dañu koy napp moom président ci boppam lañu bëgg a jàkkaar lool wax ka li nga xamante ni moom la ñuy dund ñetti fan lañ koy def incha allah dimanche territoire Sénégal yëpp benn gaal du tëmb du nappi ndax gisuñu sax lu ñu napp far. nee nañ bu ñu gisee nag ndaw ñi di dugg ci gaal yi di jubali Espagne dafa fekk ne xale yi amatuñ lu ñu liggéey na jën yi bareetul. ñun ñëpp ay mool lan ku si nekk dem nga Espagne lu mu dee maanaam 9 fois wala 5 fois ñun ñu taxaw ñoonu toogloo ba pare maanaam respecté wuñ ñu di jaay suñu géej nu mu leen neexee te ñun Kayar lañ dëkk mais nag ñun dañoo bëgg a développer fii nga xam fi lañ dëkk fi leen juddoo muy Sénégal surtout Kayar machine yi seer na gaal yi seer na jën amatul fenn te ba tey ñu ngi fii essence bi seer na. ñoom sax nee nañ jamono yi nag becc ci ay jën néew na lool ndaxte buñ ko xayma ci atum 2012 bu ñu amoon fukki junniy tonnes yu ñu daan wàcc fii ci Kayar tey jii de wàcc na ba ñaar fukki junniy tonnes ak lu teg. Cheikh Anta syndicat des travailleurs de la poste ñoom nag ñoom ñooy sàkku ci nguur bu Sénégal ak itam ñi nga xam ne ay cëslaay lañ ca barabu liggéeyukaay boobee nag ñu daal di indi ay ndimbal ci jafe-jafe yi nga xam ne jamono yi ñu ngi koy jànkonteel ku moywul nag leneen loo xamante ni rek ñu ngi ko doon xeeb mënees naa am ca woowule makkaan ñu teewlu ka nga xam ne moom moo yoroon seen ak kàddu. kër gi ci juróomi at yi nga xam ni moom la ñu weesu. gis nañu ni am na ay jafe-jafe ginnaaw bi ñu xaymaa la nga xam ni moom mooy cëslaayam gis ni déficit bi c'est structurel déficit boobu nag xam andi na ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu ginnaaw bi nga xamee ne gis nañu ni am na pàcc boo xam ni ca doxalin la boo xam ni ça incombe à la poste mais am na jafe-jafe yoo xam ni ci peut-être pilotage stratégique la waaye la ca ëpp mën nañu duut baaraam responsabilité état bi parce que état bi nag moom kër gi état bi aussi moom moo war saa su nekk ginnaaw bi nga xamee ne moom moo tëgg kër gi di càmbar kër gi di xool doxalinam. kuréel wi yor wàllu cet gi ca diwaan bu Louga ñoom ñooñu nag ñoom ñoo doon daloo ay jumtuwaay yoo mu xam ne ni dina mën a tax ñu gën a xeex lépp lu ñeel wàllu calte ca wowule diwaan yooyu le jumtuwaay nag ka daloo di gouverneur Bafa Thierno Fall ca diwaan bu Louga. ak jumtuwaay yu yees yi nga xamee ni jagleel nañ ko région bu Louga ndawi service d'hygiène bi gën nañoo takku rek ngir fépp fu leen askan wi soxlaa ñu mën faa taxaw saafara seen ay jafe-jafe. yëf yi léegi suñu loxo la nekk am nañu bagage am nañu oto li des mooy li nga xam ne moom la ñu war a jànkonteel ñu jànkonteel ak moom lu ñu war a daaneel ñu daan ko parce que suñu insigne nag xeex ci lim daan feebar la te loolu am na solo matériel bii ñu jot li ma ci wax mooy na ànd ak toppatoo nañ ko toppatoo. muy dem fi mu war a dem di liggéey li mu war a liggéey. muy jumtuwaay yu nga xamee ni nag guleet service d'hygiène am lu ni mel gouverneur bu région bu Louga nag di ko rafetlu bu baax a baax waaye nag di leen fàttali li nga xamee ni moo leen di xaar seen digganteeg askan wi. comme état indi na moyen dafa may indi na matériel indi na tamit ay moyens humains donc ñun ñu war a tamit garantir résultat boobu te ku moyen bañ jox la moyen yoo xam ne sax ëpp na sax yow li nga xalaatoon c'est-à-dire que yow résultat yi nga xam ne dañu ko laaj aussi da nga war a matal te loolu aussi tamit suñu obligation la te loolu aussi vraiment dinañ ci liggéey bu baax a baax.
Buya Amar daal di nay profité également ci occasion bi ngir ñaax askanu Louga ñu gën a taxaw bu baax a baax ngir xeex corona bi nga xamee ni ba léegi mi ngi fii. nañ ko ne tamit vraiment di appliquer gestes barrières yi di sol masque yi di xool la distance physique di dem tamit di wàññi waaye distance physique yi tamit jaxase ak suñu loxo tamit buñ ko war a def loolu daal mooy tax ñu mën a gagner combat bi vraiment contre le coronavirus parce que tey ku nekk gis na tey Europe la dafa xew mooy seen deuxième vague boobu ñu ne kenn ñaanu ko jumtuwaay yi nga xamee ni nag xayma nañ ko ci ay millions dinañ ci fekk ñetti 4x4 pick-up benn camionnette juróomi moto ak mboolem jumtuwaay yi nga xamee ni rek service d'hygiène dina ko jëfandikoo ngir xeex lépp luy jàngoro ak fa mu mën a juddoo. Thierno Fall ginnaaw diwaan bu Louga beneen ab diwaan bi la yoon nag ca diwaan bu Fatick la foofee nag ay ndaw yoo xamante ni seen ak lim tax na ko takku la ñu jagleel ab formation woo xamante ni dina mën a tax ñu xeex wàllu ndóol rawatina wàllu beddi compte fonds de financement de formation professionnelle maanaam 3FPT daal li mu sàkku moom moo di li nu mel daal di jeex ca woowule diwaan Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. Fonds de financement de la formation professionnelle et technique du 3FPT nag ñoom li ñu namm ci programme bi mooy xeex lépp loo xam ni rek day beddi ay nit moo tax directrice su 3FPT di wax li waral ñu taxawal programme bi ak ñi nga xam ni ñoom la yitteel. tey jii li waral programme bi mooy li ñuy woowee couche vulnérable yi ñi nga xamante ni tey jii ne wax nañu am attention gën a rapproché ci ñoom te loolu ay ndigalu autorité yi la ñu ne wax nañu leen dugal ci programme formation yi tey jii ñu ngi accompagner lu toll ci 750 jeunes programme bi ci 235 millions la ñu démarré. li tax nag ñun tànn région bu Fatick nag ngir lancer fii officiellement programme bu ni mel du ab hasard. ndax tey jii bu ñu nee ndaw yaa ngi dugg ci gaal ngir dem bitim réew fii daf fi nekk lu fi am li tax mu am fi mooy ne dafa ubbeeku ci ndox mi mooy ne gis nañ fi tey jii ay jànk yu jóge ci dëkk bi surtout ci fii nga xamante ni moom la ñu defee cérémonie bi di arrondissement Niakhar commune de Niakhar gis nañ ay ndaw yu jigéen yu bari dañuy faral di génn ci dëkk bi di dem fee ci Ndakaaru ngir wut fa liggéey te yaakaar naa ni lii duñu mën lu dul rafetlu ko. ay partenaires yu bëri nag mu bokk ci Puma ñoom ñu ngi gunge 3FPT ci programme bu ni mel Abi Sey mi nga xam ni moom moo jiite 3FPT di wax ne itam li mu gën a bëgg mooy bu ñuy génnee ñu wutal leen xëyim. ñu jox leen formation ndax formation mooy lan mooy métier mooy lan mooy ñu mun a permettre tamit ndaw ñi mun a am xëy suba mun a auto entreprendre wala dugg ci ay structure loolu yëpp aussi di wane ni que équité territoriale maanaam li ñuy wax ni dañu war a dugg fu nekk waruñu privilégier grande ville yi bàyyi yu ndaw yi waruñoo privilégier yu ndaw yi bàyyi yu mag yi ñépp ci war a gis seen bopp mooy lan mooy formation bi dugg. yeneen kilifa yi nga xam ne nag ñoom ñoo fekke woon ndaje mu ni mel ñoom ñëpp ñaaxaan nañu ndaw ñi ñu teg ci suuf lépp lu émigration clandestine. ñu àddu ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu mbay mi ca diwaan bu Tambacounda ñenn ci ay chefs religieux ak itam ñu yëngu ci wàll wi li ñuy sàkku moom moo di ab assise de l'agriculture sénégalaise ndax jàpp nañ ne lu ni mel dina mën a tax ñu daal di joyanti yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni am na ci wowule secteur Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou ci jàngat. kilifa diine bi ñu naan Serigne Bassirou Sy nekk itam conseil économique social environnemental ginnaaw bi nga xam ni bay na tey ji lu ëpp ci téeméer ak juróom fukki hectares ci gerte rawatina ci département bi Koupantoum dëkk bi ñu naan Sil Serigne Malick nee na nag fi mu ne nii daal dina nag jot lépp lu jëm ci wàllu mbay fii ci Sénégal ñu daal di koy settantal bu baax a baax amal li ñuy duppee ay assise de l'agriculture sénégalaise. def ci assise nationale pour l'agriculture ndax mbay mi bari na problème te mbay mi am na njariñ problème yi réew mi jànkoonte yëpp mbay rek moo ko mën a résoudre ci biir loolu nag pour man ministre de l'agriculture dafa essuyé depuis colonial ba ñu indépendance ba léegi ni ministre de l'agriculture successif mais kenn réussiru ci li digal président mooy conseillé ko nañu def mbay mi agence nationale de l'agriculture waaye tant que ñu ngi bàyyi mbay mi ak l'agriculture ministère bi dara du baax ay xaritam doo ko lay jël déglu nit ñi kii fi nekk rek moom wax yàlla man doyu ba ci mbay mi man ren dégg naa ñu def 60 milliards ci mbay bi mais 60 milliards yi fu mu dugg li problème bi mooy intermédiaires yi maanaam ñi joxe semence yeeg entrepreneur yooyu nga xam ne ñoom lañu wut agrément ñuy jox gerte jiw yi ñooñu ñoo lekk xaalis bi ko ci seen ngay oto bu rëy béykat bu am dara du situation bi moo yàq mbay mi. ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum usines yi defar dëwlin nañu xoolaat seen taxawaay. huiliers yi mais huiliers yi ñoom xanaa xaaruñu ay sénégalais. béykat bi jënd gi jiwam ruuj déggu la taal ay seeb déggu la
béykat tam jiw ak jiwam déggu la ba gerte gi jot ba yoo jaay rek nga si waay jël nga ne bu ko jëlee dafa seer mën ko am mais soo ko mën daal ñun suñu yoon yow soo bëggee diw doo bay wala nga wut ko la bayal. ñu daal di bënn beneen forage boo xam ne bu am doole lay doon ngir jàppale leen bu nawet bi weesoo ñu mën a amal ay mbayum noor fi nga xam ne moo faree ci Sil Serigne Malick nekk ci arrondissement bu Koutiaba. mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew mbokk yi jàppale ni ki démb benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken ginnaaw bi nag juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi test la ñu def juróom-ñett fukki di ay cas positif fanweer ak ñeenti cas contact la ñu am ñeent fukk ak juróom-benn di ay cas communautaire ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ jàngoroy coronavirus te xamuñu fan lañu ko jëlee waaye jàppale ne lu tollook ñeent fukk ak juróom ci aju tawat wër nañu jamono yi may wax ak yéen mbas mi ngir daal di koy xeex gendarmerie nag daal di teg lu ëpp téeméeri ay junni ñi nga gendarme nag ci li nga xam ne moom moo di xàll wi waaye tam ay ndaamaar yoo xamante ni daal nañ koy génnee ngir saytu wi gën a tar ngir mooyu rek doomi aadama yi nga xam ne ñu ngi faral di dem ci li nga xam ne moom moo di géej gi ak yenn ci ay espace public dañuy teewlu colonel Ibou Wàcc moom mooy commandant bu légion ouest Younous Diatta moom moo taataan ay kàddoom. loolu moo waral kilifa yi jëlaat seeni matuwaay pour que homme de tenue yi wàccaat ci terrain bi pour xeex li nga xam ne moom la ñuy tere mais pour aussi sàmm solinu masque yi comme mu nekk ci diggante bërëb ak bërëb ñu koy wax transport en commun comme mu nekk aussi ci lieu de commerce yi mooy fi nga xam ne dañuy jaay di jënd gendarme yooyu nañ leen fekk ci ñaari pàcc di ngeen gis ñi nga xam ne dañuy taxaw sur place mooy ñu nekk ci arrêt car yi pour sàmm population yi ñu sol seen masque mais ci plage yi aussi pour interdire pour tere rassemblement ci plage yooyu. grâce éternelle bu ñu ko tekkee moom moo di ak cant gu sax dàkk lu ni mel nag di turu téere wi nga xam ne docteur Babacar Seck daal dina koy xaatim ngir rek daal di wax jaar-jaaru ki nga xam ne moom moo di njiit bu cantaakun ba woon Cheikh Béthio Thioune ak itam Serigne Saliou Mbacké ñu teewlu ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal niki démb ca Masalikul Jinaan Pape Fara Ñing ak Jaafara Ba ñoom ñoo fa teewoon. ci paas bu njëkk bi ku tedd ki Serigne Saliou Mbacké ca wet ga Cheikh bi ci biir livre bi ñu fiy fàttaliku jaar-jaaru Serigne Saliou ak kii di Cheikh Béthio. livre bi ab njàngale la ndax sëñ Béthio day kilifa gu fi jaar def fi lim fi def ñëpp xam ko mu mel ni jaar-jaaram boobu dafa am kaw am biir kaw gi nag mooy li ñu xam mooy cant gi mooy bernde yi mooy siyaar yi waaye ci biir loolu daa am loo xamante ni day mbirum tarbiya mbirum tarxiya mbirum tasfiya muy loo xamante ni da ngay jongoog da ngay jonjoo ak sëriñ bu mat sëriñ mu mën la cee jaarale te loolu forcément du loo xamante ni lu ñuy fësal la ci ay kaddu lu ñuy dund la c'est de l'ordre de la dégustation et de la contemplation. bindkat bi di wone xarañteem daal di koy tuddee lii di grâce éternelle di cant gu sax dàkk li nu mel nag ñu xamee ko lii di cantakoon yi lépp ngir sant Serigne Saliou. waaw grâce éternelle ak cant la rek grâce moom mooy ak cant éternelle mooy gu sax mooy dellu ci dawaamu shukri rek mooy li ñu sëriñ bi defal Serigne Saliou ko ni woon defal naa la dawaamu shukri mooy cant gu sax ba boo tëddee di nelaw sax day am taxawaayu cant. ci biir livre bi docteur Babacar Seck tamit di ci wax dajeek Cheikh Béthio ak Serigne Saliou ak tamit di ci nettali yenn moment yu am solo. mi ngi ci biir sëñ Béthio mi ngi jébbalu ci sëñ Saliou le 17 avril 1946 c'est toute une histoire te jéem cee fexe jàngale loolu lii ak foofu fii ñu Cheikh Béthio doon jaarale bu ñu jëlee ci xam-xam ci Serigne Touba. j'ai nommé 17 avril la genèse et le compagnonnage sacré je dirais même que c'est le chapitre le plus long où je commence l'histoire depuis les aïeux. les ascendants de Cheikh Béthio qui sont venus du Yémen. livre bi nag téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñett ci ay page la nekk loo xam ne day xamle lu bëree bëri cérémonie dédicace bi ñu amoon ko ci grande mosquée bu Masalikul Jinaan ci teewaayu personnalité yu bëri bokk na ci Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée nit ñi nag indi fa ay témoignages yu am solo ñoom ñëpp nee nañ ko na bindaat yeneeni livre.
jërëjëf Pape Fara ñu ngi cant ak ngërëm ñenn la groupe bu rap bii di May Foutique nag bu Diofior ñoom ñoo daal di génne album daal di koy dippe Tické Mossa bu ñu ko tekkee ci kàllaamay séeréer maanaam lu taaru ci bile album itam ñu ngi ci àddu ci ay morceaux yu bëri waaye itam jafe-jafe yu nga xam ne dañ koy faral di am ca gox wa nga xam ne moom la ñu dëkk dañuy teewlu ka yoroon seen ak kàddu Amadou Ba la ko dénk. fii pour présenter suñu album présenter ko waa Sénégal présenter ko culture urbaine bi ak international bi yëpp voilà Maytik mu ngi jógee Fatick précisément à Diofior ñëw génnee benn album bu tudd Tické Mossa nekk benn mot séeréer muy signifier ci olof mbir mi taaru na voilà album bi am na 15 titres et am na aussi 7 featuring yu ñu développé ci album bi voilà pour ñëw ci thème yi ñu développé ci album bi am na thème actualité am na thème social am na thème amour voilà je pense que 3 thèmes yooyu ñoo gën a fës ci album bi. am na jeunes yu bëri yoo xamante ne ñu ngi ci localité yooyu noonu ñu ngi ñëw biir Diofior di enregistrer en même temps tamit léegi sax Fatick am na Fatick ville quoi am na studio bu fa nekk maison de culturelle bu nekk foofu noonu donc je pense que mun nañ ko considérer comme mauvais souvenir quoi. encore aussi rap bi comme que amul image mun naa ko considérer comme amul image bu naay ci zone boobu parce que comprendre guñ ko dañuy jàpp ne voilà ñi affaire de banditisme la ñuy def. bëgguñu jàng dañ bëgg a sacrifier seen jeunesse affaire yu ne tout quoi mais au fur et à mesure ñuy dem nañ ba gis ne ñii lii lañ bëgg et lii lañ bëgg a def dem nañ ba bàyyi ñu ci et instant bii nii sant yàlla bu wër a wër parce que tey jii nii parents yi ñu doon tere pour ñu rap ñoom ñoo tourné waat ñoom ñoo ñuy ñaanal pour album bi egg fépp fu ñu yaakaar quoi. jërëjëf mbokk yi boobule élément moom mooy fa la ñu jaaree daal di yëkkati jotaay wi dig daje bi léegi ak Cheikh Tidiane Diaw lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf.